alxamis fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre atum 2018 xibaar yi ngeen di bàyyi xel fii ci Mbour TV nuyoo baa ngoog asalaamaaleykum wa rahmatullah. xibaar yi bokk na li ci gën a fës ngir dakkal abri provisoire dëkk bi di Sandiara taxaw na nag ngir dimbali l'école yi Serigne Gueye Diop maire ba moo ko xamle ni ki altine gi ñu génn bi ñu doon màggal nag bés bi ñu jagleel jigéen yi nga xamante ne bi ñoo nekk ci dëkk kaw yi. kuréel gii di conseiller sénégalais des femmes amaloon ab ndaje ca campement Ngekoox ngir waxtaan ak seeni morom lii di budget participatif des na ci dikk ci kanam tuuti njiitu réew Macky Sall war a amal ab tukkim nemmeeku fii ci diwaanu Saly ngir amal nag lancement officiel jëm ci projet de développement bu tourisme des entreprises des na ci dikk ci kanam tuuti tàggat yaram Sénégal dina bokk ci Coupe d'Afrique bay am ca Cameroun atum 2019 gannaaw nag ba mu dóoree Soudan ni ki démb benn bal ci dara mbokku téléspectateurs yi lii moo fi gën a fës ne ay xibaar bu ngeen taaxeelu aslëf ma dikk ak yéen ci yaatal gi. daleen ak jàmm téléspectateur yu Mbour TV xibaar yi la ci gën a fës bokk na ci ni ma ko waxee woon ci ndorteli Sandiara la ñuy dem ngir dakkal li nga xamante ne bii mooy ay abri provisoire mooy mbaar yi nga xamante ne bii gone yi dañ ci jàng ni commune bu Sandiara taxaw na temb ngir nag jëlee ko fii loolu nag ki ko xamle mooy Serigne Gueye Diop maire bu Sandiara ma ngi ko xamle nag ci cérémonie bi nga xamante ne bii dañ ci doon amal ay kit scolaire yoo xamante ne bii moom lañ doon jox gone yi maanaam fourniture scolaire yi nga xamante ne bii gone yi dañ koy soxla ci seen wàllum njàng Serigne Gueye Diop yëkkati na ay kàddu jëmee ci li ni mel dañ koy déglu ci micro Jibi Diop Ndiaye Saliou Faye. li ñu fi dajeel lu am maanaa la mooy mbiru njàng mbiru xam-xam mbiru fexe ba doomu aadama ubbeeku ci àdduna xam li ñu wooyee nooy comporté en société am loo xam ne mooy xam-xam bi koy mën a gindi ci àddunaam yëpp mais aussi bi koy amal njëriñ ñu bokk ko ak ki nga xam ne mooy Malick Ndiaye di représenter association Cosaanu Séeréer nga xam ne ñu nga fële ca Paris nekkoon association boo xam ne nag depuis 3 ans dañ ma jëloon comme parrain pour seen journée culturelle fële à Paris lu fa xew rek vraiment man lañ doon xalaat pour ma ñëw nekk parrain bi di ko dox ba daaw ñu ñu def un don de ay yére yoo xam ne dañ ko jël may ko jox ko commune bi ay conteneurs ak monsieur Mamadou Ndong ñaare bi nag tey mu nekk loo xam ne mooy ñëw may ñu ay cahier may ñu ay équerre may ñu lépp loo xam ne xale yi nga xam ne fii àllu li Mbaafay dañ koy mën a jëriñoo pour l'école kon tey bésu mbégte la ak surtout bés nag njukkeel ma bëgg remercier Malick et à travers moom toute l'association de Cosaanu Séeréer de Paris dafa am aussi ay classes yoo xam ne ci dans le cadre du plan zéro abri provisoire muy le plan 1-10-10 nga xam ne ko ab aspect bi mooy nga am 6 collèges ak ay lycées pour que dëkk ñëpp mën a jàng secondaire mën a jàng primaire pour qu'on ait un taux d'achèvement de 90% en dose scolarité de 100% loolu la taxoon tey ñuy yokk classes yi parce que abri provisoire yéeg ngeen que depuis chaque année presque ñu construire 10 salles de classe mais fii Louli Mbaafay moo ayer ren ñu déposer la première pierre fii ak ñaari weer travaux yi dina pare fii avant le prochain trimestre incha allah classe dina mën a pare ba ñu mën ko jébal waa école bi loolu nag soo gisee ñu koy def xam ngeen ko yéen ñëpp mooy suñu plan bi soo bëggee kër gu ne ci biir jege mu am fukki nit yi fayeeku weer fii ak fukki at amul secret il faut que ñëpp jàngiwaat école il faut ñu xam ne mbéy mi mënatul yore la société sénégalaise ni ñu koy béyee tey il faut ñu xam ne dem Dakar wala dem France wala immigration bi ce n'est plus la solution mooy ñëpp jàng métier ñaareel bi mooy ñu wutal leen fi ñu liggéey loolu moo tax mu indi la zone industrielle de Sandiara loolu moo tax mu indi les agropoles de Sandiara comme ça nga nekk fi nga nekk mën faa jàng mën faa tekki mën a aussi liggéey foofu. des ci commune boobee ba léegi ndax altine bi ñu génn ci moom lañ jagleeloon jigéen yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci dëkk kaw yi di les femmes rurales moom maire ba di leen nag jàppale bu baax a baax ndax gis na coono yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy daj ñoom jigéen yooyee dañuy àndu ba léegi déglu Serigne Gueye Diop ci micro Jibi Diop Ndiaye Saliou Faye ba léegi. journée de la femme rurale moo nekkoon sama discours léegi wax naa leen jigéen ñi li ñuy daj dans les villages journée bi ni ma ko feete xam ngeen ko mooy fexe ba la femme rurale dans le Djegem en tout cas dootul roote ci teen. j'ai dégagé un budget de 185 millions ñoo àndoon il y a juste 2 semaines pour fexe que tous les villages amul kër goo xam ne dootul yeewu di naan ci ay teen wala kër yëpp ay am ndoxu robinet pour la santé d'abord mais surtout le repos de la femme rurale parce que mënoo xëy fajar di wuti ndox di yenu ay baignoire de 8h à 10h ci guddi loolu c'est pas possible ñaareel bi xam ngeen ko aussi mooy li nga xam ne moom mooy courant bi
courant bi nga xam ne moom mooy war a ñëw d'ici quelques jours incha allah nañ leen woowaat fii pour taal courant bi pour que la famille rurale aussi mën a am les mêmes droits glace frigo télévision que ñiy dëkk en ville loolu mooy suñu action yi nga xam dañ koy def mais yemuñu foofu yëg ngeen ne cette année on va dégager 40 millions yoo xam ne c'est pour les associations féminines les groupements pour le financement de l'économie parce que jigéen ñi tant que aussi amuñu loo xam ne ñoo ko moomal seen bopp muy seen commerce muy maraîchage muy élevage aussi duñu mën a dem donc ñun cette politique d'autonomisation des femmes loolu la ñu am on a voté ren ci budget bi 40 millions yoo xam ne groupement féminin yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu et le dernier mooy gis ngeen ko keroog on a des moulins à 1000 yoo xam ne commence nañ ko distribuer on a déjà 5 je crois yi egsi et li ñu suñu objectif mooy ñu am 30 moulins dans tous les villages du Djegem. bu ñu jógee ca Sandiara dañ naan coow ca Ngekoox kuréel gi di conseil sénégalais des femmes ñoom naka ñoo fa amaloon ab ndaje ngir waxtaan ak seen i moroom ci lu soxal budget participatif Rokhaya Gassama ni nag dinañ jàppale bu baax a baax jigéen ñi ci wàllu bu ne rawatina lu soxal wàllu parité Rokhaya Gassama ay kàddoom ci micro Pambax Faye Saliou Faye. conseil sénégalais des femmes bi nga xam ne kuréel la bi nga xam ne moom li ko tax a jóg mooy renforcer. Capacité wu jigéen man-manu jigéen taxawaayu jigéen loolu moo tax ñun bu ñu defee étude ñu gis ne élus yi nga xam ne dañu nekk ci collectivité yu bëri dañu nekk foofu mais xamuñu li nga xam ne moom mooy seen wàccuwaay xamuñu li nga xam ne moom mooy seen mission xamuñu li nga xam ne loolu la ñu war a def pour dëgëral seen liggéey donc ñu ni comme Sénégal la ñu nekk te ñi suñuy ay naataango lañu. dañu war a def wut ay partenaires yu ñuy jàppale bii moom ACPP moo ñu jàppale mais am na yeneen partenaires yu ñuy jàppale pour renforcer pour dëgëral encore seen mission donc loolu je pense que lu am solo ñu ngi koy def bi ñu ko commencé ak léegi yàgg na ñoo ngi soog a ñëw fii ci département bi mu tënk commune Ngexoox Diass ak Sindia mais demoon nañu feneen demoon nañu aussi ci yeneen goxaan yi nga xam ne ñu ngi ci Sénégal formé nañu fa ay élus ba léegi li nga xam ne mooy seen mission xam nañ ko sunu ne jigéen boddiwul kenn seetul ne kii ci tax yi la dëkk seetul ne kii ci village yi la dëkk seetul loolu dafa gis ne jigéen dafa war a am taxawaay jigéen dafa war a bokk jigéen dafa war a jëf donc ci loolu ñu ni journée bi dañu ko war a bi ñu jagleel jigéen ñi foo leen mënti ne COSEF dafa taxaw pour jàppale leen te loolu la ñu def depuis 95 ba léegi parce que sans yéen vraiment je pense que cause yu jigéen yi aussi du avancer parce que gis nañu seen implication ci développement local mais gis nañu seen implication ci fépp fi nga xam ne institution la wala organisation la loi parité bi moo ñu may ñu enregistré vraiment ñu compter tey nombre bu am solo ci jigéen ñi ak fi nga xam ne foofu la ñu war a taxaw di défendre cause yu jigéen ñi mais suñu nee jigéen waxuñu jigéen rek dañu ne jigéen ak góor ñi bu ñu taxawee dinañu jàppale jigéen ñi jigéen ñi bu ñu taxawlee jàppale góor ñi aussi parce que dëkk bi mënuñu ko suqali tant pour autant ñaar ñi bokk ci biir. ñu wax leneen muy njiitu réew mi Macky Sall war a amal ab tukkim nemmeeku fii ci diwaanu Saly suba lay doon yemoo ko fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre la ko fi indi nag mooy njiitu réew mi moom dafa war a amal lancement officiel projet de développement du tourisme et des entreprises askan wi yeewoo fii ci dëkk bi ñoom nag indi nañ seen gis-gis ci bile tukkim nemmeeku ak li ñuy xaar ci bile tukki dañuy ànd déglu micro trottoir bi nga xamante ne bii Jibi Ndiom Ndiaye defal nañu ko ci. ginnaaw ay waxtu yu des ci ñëw président de la république fii ci diwaanu Saly ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum tourisme ñoom nag ñu ngi rafetlu bu baax li ni mel. président bi moom li mu def noonu la ñëwum fii dina baax ci affaire yi parce que mu ngi wone ni moom tourisme lu ko soxal la. waaw président Macky Sall buy ñëw fii ñun dañuy kontaan xam nañ li muy sentir ci tourisme bi te ñun tourisme bi moo ñu ñor parce que ci la ñuy juddu ci la ñuy ngénte suñu doom kon tourisme bi lañ xam. président saa suy déplacé di ñëw fii ci Saly dafa am lu bari loo xam ne day jur te lu bari loo xam ne day dugg ci xolu nit ñi parce que ñu ngi rappelé wu la dernière fois bi nga xamee ni moo fi ñëw pour la relance du tourisme dafa nekkoon benn acte boo xam ne acte bu am solo la bu mu posé woon maanaam ci wàllu tourisme donc buy ñëw fii bi yoon ci Saly dina am solo pour acteurs yëpp yi nga xam ne dañuy exercer ci biir Saly dans le cadre du tourisme. waaye président Macky Sall dina tax lu jëm ci wàllum tourisme am doole bu baax a baax. visite bi day changer lu bari
comme ni ma ko waxee léegi ci sama njëlbeenu wax ku ñëw ne la damay delloo si waat plage yi damay fexe ba ngeen amaat plage te ku wax Sénégal wax plage te ku wax Sénégal wax géej kon loolu ñun buñ ko amee ñun fii surtout ci Saly les acteurs du tourisme dañu naan suqaliwaat nañu secteur boobu. wàllum kaaraange ak assainissement nekk na lu askan wi bëggul loolu fii ci diwaanu Saly. soxla nañ surtout assainissement commune du Saly bi na Promoville ñëw jàppale ñu ci assainissement parce que soxla nañ ko suñu jigéen ñi chaque seconde ñu ñëw tuur fi ndox parce que amuñu nu ñu def il faut ñu tuur. sécurité mu gën see jàppale renforcer gendarmerie bi poste de police bi ñu jàppale ñu mu taxaw même police de mœurs bëgg nañ ko police de mœurs bëgg nañ ko fii ci Saly. ginnaaw ñu xaarandi nag teewaayu président Macky Sall fii ci Saly ñi yëngatu ci wàllum tourisme ñoom daal ñu ngi xaar bu baax a baax ay changement ñu jàppale leen ci wàllum valorisation bi le secteur. foofee la ñuy ndar képpee xët wu njëkk xibaar yi ñu ubbi weneen xët sport lay doon. tàggat yaram benn ponk la Sénégal dina bokk ci Coupe d'Afrique bay am ca atum 2019 foofee ca Cameroun lay doon Sénégal nag doon fekki ki nga xamante ne bii mooy Soudan ni ki démb dóor ko benn bal ci dara bit boobee Sidi Sakh moo ko dugal kon réew mi nga xamante ne bii mooy Sénégal di les Lions de la Teranga ñoom nag war nañoo bokk ci boobee Coupe d'Afrique équipe yi nga xamante ne bii qualifié nañ ci boobee Coupe d'Afrique tolloogum nañ ci juróom muy Madagascar Tunisie Cameroun Sénégal ak Égypte. téléspectateurs yu Mbour TV yegg si nañ fi nga xamante ne bii fa la ñu war a yëkkatee jotaay bi laata nag ma koy def faaw ma gërëm ñi si jàpp ba mu yemb gërëm it yéen téléspectateurs yi nga xamante ne bii yéen a ñuy topp saa su ne rawatina ñi nga xamante ne bii ñoo nekk fii ci diwaanu Saly di leen gërëm di leen sant ba ëllëg incha allah bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf.